jangeen jëf caani beex ñun ITV waxtu xabaaru marax yi la gën a fees ci xabaar yi bokk na ca nim ñii doon liggéey di ay prestataire ca Senelec seen kàddu jib na dañoo banku tey lànk bañ a lekk gërëw xiifal la ñu song ne ñu amul àpp seen boolu mu ñu kaay moo fees daañu si ñëw ak Mamadou Dieng ma leen seeti woon ña nga ca suufu pont bi nekk fee nga xam si moo dend ak sëgu Saint-Lazare dañ ci bokk itam ubbitam école bi tey jii jàngalekat yi ñoo jiit ndongoy ci classe yi ña ngay waajal ci bépp anam dañ ci ñëw waaye boo demee ca lycée ban duppee Camp Marchand ma nga ca Rufisque foofee pëcc xo moo am diggante waajuri ndongo yi ak kenn kan dénk école ba nañu na muy doxale dëppool ak yoon dañ ci ñëw ci biir xabaar yi tam doon ca bokk dëkkuwaay jafe lool am ko ci biir réew mi nim dabe waxambaane yi la gën a méttee ci mag ñi ñu liggéey ba à la traité amum koom jafe leen fayum luwaas jafe leen lool daañu ci ànd gëstu bu xóot ak soxna Khadija Diouf ci biir xabaar yi dafa ci itam lu jëm ci Burkina Faso tey ji lañu ubbi atep ana ñun jàpp ni ñoo faat Thomas Sankara fanweer ak ñetti at boobaak léegi ban ko sànkeem Blaise Compaoré mi duut baaraam ci wàllu gunu mel teewut ci boobu lépp atte daañu ci ñëw ci biir xabaar ni kiis ñu soog faram fàcce gi ca ngeen jëf ci àndi beek ñu ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci mbirum Senelec ña nga ca fi ñu toll ni tembe ca suufu pont bi nekk ci Saint-Lazare fa la ñu banku dajaloo fa lànkandaare ni lekk duñ ko def dañoo sumb graw xiifal lu ko metti mooy ne ñu dañuy liggéey Senelec nekk ay prestataire waaye seeni àq ña ngi koy fel ay at boobaat léegi ñu bari sax ci ay kilifa dem nañ seeti leen ñoom nag nee ñu duñu ba ndax geraw bi amul app dañ cay dem ba jeex tàkk li fekk seen naqaru xol amul safara tey ji Mamadou Dieng def doxantu seeti leen reportage. prestataire yu Senelec tàmbali xeexin wu yees bile yoon ci ab xiifal lañu soobu ñu prestataire yi lu waral seen xeex mi mooy dañu bëgg Senelec embauché leen. dañoo nekk 499 sénégalais ay jeunes nekk ci benn boîte bu ñuy woowee Senelec muy société nationale bu Sénégal ñu gis ñuy recruter sunu ay moroom yoo xamante ni musuñu teg seen tànk ci biir Senelec dañoo dem ba xam ne nag dafa mel ni kumba am ndey ak kumba amul ndey ñun ñii nag ñun ñooy kumba amul ndey mais nag am nañ mérite boo xamante ni war nañu dugal biir Senelec. prestataire yi di ñaawlu ñàkk pastefu Senelec teg ci di ñaawlu itam recrutement yi dañ ko def beddi leen ci. approché nañu kilifa yi parce que def nañ fi ay marche bi ñu defee ay marche moom directeur général génn Kaolack mu ne moom ubbi na buntam yëpp après dañoo jàpp ne sax ubbi na bunt yi mais le contraire la dafa tëj bunt yi maanaam safaan ba la def président de la république suñu doomu réew la dañ ko dénk suñu réew suñuy carte moo ko teg fi mu nekk. te moom 60 000 la waxoon emploi moom la bëgg a créer ñun 499 lan te maîtrise nañ li ñuy def kon ngir yàlla ak yonent bi li lay war a sóoli nan nu dugal ci biir boîte bi parce que ñi ngi dugal ñoo xamante ni xamuñu tous la ñu xamul bu ñu ñëwee dañ leen di formé waat. ñu prestataire Senelec yi di toll ci ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ñu fas yéene def gannaaw ci xeex bile ci seeni kàddu xiifal bi danañ ko wéyal dafa ñuy am ndam ci seen bëgg-bëgg bi. jaajëf Mouhamadou Dieng seeti ñi di ay prestataire di liggéey ci Senelec bëgg ñu embauché leen ne ñu kon duñ bàyyi xeex li fekk seen naxaru xol amul saafara ñii tamit ñi ngi bëgg saafara mooy école bi ubbi tey jàng tey war a mën a am tey ji la jàngalekat yi ñoom dem ci école bi jiitu fa élèves yi nag daañu dem incha allah bi fukki fan ak ñeent ci la war a doon waaye ñoom boo doxantoo ca lycée Lamine Gueye ba ca collège Sacré-Cœur foofee lépp daanaka ña nga cay cokk-cokkal ngir bëgg mu tegu ci yoon ba alxames ji lépp mën a tegu ci yoon ñu ànd faak gëstu Pape Madiakhate sa reportage. ubbiteg école ren gi tàmbali na tey ci altine ji ci lycée Lamine Gueye bu Ndakaaru jàngalekat yi ñëw nañu ngir daal di émarger ci ak bureau professeur bi nekk ci wàccaay yu mujj yi nee na lépp yemb na ngir école ubbi. constaté ngeen ko gis ngeen ko enseignant yaa ngi fi jàngalekat yi ñëw nañ ak yi tey rentrée personnelle la
donc ñëw nañu ku nekk ci ñoom mi ngi signé bu ñu egsi dañ leen di signé loo defar nañu emploi du temps enseignant yi li ñu war a jàngale pare na emploi du temps classe yi pare na mais aussi liste classe yi xale bu nekk xam na fan ban classe lañ ko war a yóbbu bu ñu ñëwee incha allah dinañu fekk ñu affiché ko fii ak gannaaw suba. ca collège Sacré-Cœur jàngalekat yi ñu ngi dajaloo ci hall bu bâtiment administratif bi léegi la ñu bàyyeeku ci ab réunion de rentrée. rentrée bi c'est effectif ci réunion bi personnel enseignant muy permanent muy vacataire personnel de service administratif ak personnel technique ñëpp a ngi yoon foofu daal. waaw ñoo ngi toll 250 personnes en tout pour cette année. ci ñaari bërëbu jàngalekaay yooyu ñu ngay dal xel yi ci ne concept ubbi tey jàng tey daañu ko matale alxamis gi ñu jëm donte ne ñu ngi bàyyi xel bu baax ne ci jamonoy mbas la ñu ne. ñu koy dund at yi yëpp ci tradition école bi la bokk moo tax gis ngeen bi ngeen ñëwee fekk ngeen matuwaay yëpp yemb nañ pour ñu mën a commencer enseignants yi xam nañ ko fi ngeen leen fekk suba ñu def suñu assemblée générale de rentrée bu ñu paree ku nekk ci ñoom jël matériel am pédagogique bu xale yi ñëwee alxames incha allah fekk dañuy dugg classe ñu démarrer. concernant dispositif yi donc affaire yi wàññeeku na bu baax mais en temps taxul mu ngi fii ba léegi directeur bi joxe na digal nee na pour ñu continuer maintenir dispositif sanitaire yi maanaam port de masque bi lavage des mains ak distanciation pour ñun personnel bi ak aussi pour les élèves. ñu ngi toll ci lu ëpp téeméeri junni jàngalekat fépp ci réew mi ñoo xam ne rentrée bi ñeel na leen ci altine ji feek ñetti fan ñoom jàngalekat yi daañu dalal seeni ndongo ci salle de classe yi ngir tàmbaleeg njàng mi ci lu tollu juróom-ñeenti weer. jaajëf Pape Madiakhaté Sarr bu fekkente ni yenn barabu jàngukaay yi lépp aw na ci yoon ca lycée ba nduppee lycée Champ bi nga xam mooy camp marchand ci Rufisque mbir ya doxul ndax pëccëxoo mu am diggante yenn jàngalekat yeeg parents d'élèves yi ak nduppee intendant moom lañ dénk yore lycée boobule loolu ko tuumaal mooy ñàkk a doxal lu leer ak ñàkk wone doxin wu aw ci yoon pëccëxoo bu bari la jur tey ci seen ubbite ñoom jàngalekat yi kenn ci ñoom kaddu jub nañu ko duppee Fatou Kiné Faye présidente lam ca bàngaas bi ëmb ñooy jàngale foofee am na lu mu dénk Babacar Seck ñu teewlu ko. parents d'élèves yi dañu wóolu ci ne li nga xamante ne moom lañ fiy dugal ndax école bi ciy dugg bari na de dëgg la état bi dina dugal waaye parents d'élèves yi aussi dina dugal parce que parents d'élèves fu muy demee ba dugal ma 19 millions defe naa ne ko kenn ëppalewu ko ci école bi. léegi nag loolu lañ bëgg mu leer parce que jigéen ñi li ci ëpp ñoo koy def dëgg la bàyyi dinañ def de mais yaay yi dinañu def lu ëpp ci loolu def ko ak métit ndax ña ngay yaxantu di indi ña ngay ñaanaatu di indi mu nekk loo xamante ne loolu dañuy bëgg école bi mën a jëm kanam suñuy doom aussi jëm kanam mais suñ demee ba ñun li ñuy dugal dafay nekk gàllankoor ci ñun nekk gàllankoor ci suñuy doom nekk gàllankoor aussi ci professeur yi dafay nekk nag loo xam ne lu metti la. dañuy wax ne mbéjum joomiñ borom a koy fajal boppam moo tax ñun parents d'élèves ñu jóg ndax li tax professeur yi fi nekk tey jii am na metti lool ba tax ñu taxaw lii man defe naa ne lii sax bariwul di am professeur yu ànd ak parents d'élèves ñëw taxaw nii di ñaxtu bariwul lu ma koy gis depuis que ma nekk association parents d'élèves mu bokk ci ba léegi bariwul lu muy am nit ki sooy liggéey te li nga xamante ne liggéey ci lu leer nga dem ba bëgg a taxal sax proviseur dañ lay génnee ci école bi indi wuñ ko fi demee mën nañ ko fee génnee communauté bi ñoo moom école yi kon intendant nanu abal tooyal nañ sëkk ci moom. mu ngi noonu ko di Fatou Kiné Faye moo jiite association bi ëmb parents d'élèves ya ca lycée ba nduppee camp marchand ci Rufisque xale yu jigéen ñi tey jii dafa bëccëg bu ñu leen jagleel àdduna wërngël di ko màggal Sénégal ma nga ca biir ca mbin jël bokk na ci ni waxtaanee ëllëgu xale yu jigéen ñi seen àq bu ca kenn fell lenn waaye nag fi jamono toll ak xale yu yees nañ ko jëfandikoo muy technologie bi nga xam tey jamono ngi dox ànd ak moom na leen ci tàggat ba xale yoo xam nu ko war a jëfandikoo ngir seen i àq itam ñu war koo mën a sàmm kenn du kàddu jot naa yëpp ki nga xam moo di Adama Touré Niang bokk na ci ñu doon amal lu tàggat ma ngay faram-fàcceeg i rajo. problème bi mooy te ñu am ay obstacles yoo xamante ni moo leen di teree am seen àq ak yelleef comme ni mu waree rawatina nag
ci way xarala yi nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo ngir mun ci liggéey wala mun ci def leneen donc lu ci bëri dañ ko war a jël pour am information parce que l'information fait partie des droits de l'enfant mais malheureusement information boobu ñu ci wut contraire bi la ñuy am des informations la ñuy mujj am parce que duñ leen ci wax dëgg wala parfois am na koo xam dafa bëgg buzz muy wax loo xamante ni xale bi mën na koo gëm fekk na yow du dëgg am na ñoo xamante ni dañ leen ci menacé ñii di leen laaj ay images yu obscènes donc buñ ko xasee ba partagé ñu koy jël nag di leen ci menacé di leen harcelé dinaa ko wane duma ko wane ba day tax xale bu jigéen bi dafay tiit ba dootul mën a tee utiliser loolu yooyu xale yi dootu ko bëggati sax da nga ciy gis ñoo xamante ne dañ naan dañuy fermer seen compte Facebook ndax bëggatuñu sax gis ko ndax harcèlement yooyu ak menaces parents yi ñoo war a nekk en tout cas ci kër gi premier pilier bi à part xale bi mooy le premier acteur mais parent bi mooy war a nekk premier élément bi ko war a mën a jàppale ko mooy lan boo joxee xale bi téléphone da nga war a xam xale bi nan lay jëfandikoo téléphone bi parfois nag problème bi moo di day fekk parent bi jàngul wala xamu ko donc bu ko xamul chance bi ñu amaat mooy école rattraper ko au niveau de l'école école dañu war a jàppale kooku plaidoyer bu may def la auprès du chef de l'État pour que ñu mën a jël vraiment intégrer ci curriculum de formation bi la formation sur l'éthique. jóge ci mbirum formation xale yeeg njàng mi dugg ci mbirum passeport diplomatique yeeg coolo ci am ci ak luubal pencum ndaw réew moom kenn ku fi nekk député kàddoom jib na kooke moo di Moussa Tine nee na jamono ji temb li fi seetlu mooy luubal gu metti mu am ci ay député mu jàpp ni gàcce dëgg la ci réewum Sénégal fi réew mi tollu tey ak ay naata nga muy seqal bitim réew ay jokk jolante am yim ci wàllum diplomatie muy daal dafa jot nag yoon def liggéeyam waaye ñaawlu na yeexin gi nemmeeku doxin wi yoon di dox defeenu kàkkatar ñëwaat ca la mu faram fàcce ak mi ji ma xam jaay fukki fan ak ñeent weeru octobre bii ñu dëgmal assemblée nationale ibbuwaat ay buntam waxtaan yi mën a door loolu nag lañ say xaar mooy coowal yëkkati mbalaanu kiirlaayu député yi nga xam ne rek dañ leen di tudd si coowal passeport diplomatique mbir moomu jotagul waaye Moussa Tine jàpp na ni nguurug Sénégal lu mu bëgg mooy ndëppal bi le mbir. mënoon nañ leen a topp mënoon nañ leen a enquête mënoon nañ leen a déglu mënoon nañ leen a lépp mën nañ ko def ba mu des jàpp leen bu jàpp jotee nag boobaa il faut que assemblée nationale joxe autorisation bi ok loolu lañ tëral donc damaa jàpp ne dañoo toog di yeewu xam naa nag dossier bi diis na xaw na sonal donc ñu xaar ba nga xamante ne daa mel ni tey nga gis tey kenn ku ñëw di jël di sàcc sa alal nga bàyyi ko ba nga dugg ci zone bi nga xam ne fa la amee ki nga doogal xaye dama koy jàpp donc dama xaar ba nga xamante ne député maintenant am na malaanu kii laay ñu doog na waa kii kat kañ koy topp tey kañ koy aussi jàppal assemblée nationale indil assemblée nationale mu doon loo xam ni ma ngay tàmbali bari fii si biir Sénégal moom njiital alliance démocratique penco jàpp ni suñu assemblée bii moom kenn nawloowu ko. am na une assemblée bu ñu war a changé waat parce que assemblée pouvoir la du ay autorité ay pouvoir lañu waaye tey loolu lañu defal la ñu commencé ka donc am na loo xamante ne seen wàllaay la ñoom. donc li nga xam ne moom mooy dugg nga xam ne boo demee day mel ni sax assemblée faussaire la ñu am c'est-à-dire assemblée boo xam ne dañuy def faux billets assemblée boo xam ne député yi dañuy def ay faux passeport diplomatique image boobu baaxul suñu démocratie baaxul suñu assemblée nationale baaxul aussi si image réew mi. beneen mbir boo xam ne rek juna coow mooy ndaw yaana maar yi ñu jàpp ñoom itam di leen tuumal ci wàllu mbuxum kii la fax moo njuumte gu rëy la ñu def si gis-gisu Moussa Tine. ñun dañuy jàngal une leçon. ñoom ñoo jàngal assemblée nationale leçon de démocratie ni mu bëgg ñu doxe ñoom noonu la di doxee xam nga kenn du wax ni nit doo juum kenn du wax ni nit doo jalgati kenn du wax ni nit mën na ko def tey sa organisation si foo mën di demee day gis ay ñoo xamante ne juum nañu ñu jàpp naa ne ñun effectivement def nañu ay erreur def nañu juum nañu ci wàllu bu ñu gérer dossier juum nañu seen comportement et autres waaye li ma neex ci seen au delà de ça vraiment li ma ci neex mooy jël nañu mesures yi waxoon a jël c'est-à-dire ñoom dem nañu ba xam ne ñu di copp ñoom ñu suspendre seen activité au niveau de Y'en a marre comme député yi mënoon nañu xëy ñoom tamit ne ils se mettent à la disposition de la justice d'une manière ou d'une autre assemblée nationale aussi mënoon def la même chose. njiital alliance démocratique penco nekk candidat ci maire Thiès moom nag ma ngay sàq su nguurug Sénégal mu fexe ba dossier yépp ñu daal di koy tollale ci wàllu yoon. Migi Maram Ndiaye jaajëf bu fekkente ni pencu ndaw réew moo coowal loxoorul passeport dugg na fa mu ne ci atum 2013 jàpp 2014 loi demoon na fa bu doon waxtaanee wàññim njëg lu yaas ci biir réew mi
waaye tey la wàllu gën a aay benk ñenke la borom kër dundum ni mu dabee ndaw ñi liggéey la gën a méttee ci borom kër yi liggéey ba à la traité koom-koom gu nasax ak ñàkkum pension bu am kàttan fayam lu yaas jafe ci ñoom lool kër am ko noppi boo demee ci banlieue bu Dakar su reporter duñu xamal ni mbir ya tax na fa donte fépp la métti ci réew mi gëstu bu ñuy xuut da ci ànd ak soxna Khadija Diouf reportage. Pikine rue 10 mag ñi ak ndaw ñi bokk jotaay di waxtaan fii nag fayum luwaas nekk jafe-jafe lool rawatina ci mag ñi Pape Tall toll ci juróom fukki at di jànkonteeg ay jafe-jafe ngir fay luwaasam li ko waral mooy li muy am ci liggéeyam bariwul. toog bu weer dee daal léegi ci jafe lool pour nga fay ko problème lay doon waaw te borom kër yi duñ la may dara waaw soo toogee ba le 5 le 10 ñu commencé ay di problème bàyyi bien. mère Khadijatou moom nag di def commerce bu ndaw moom moo ngi góorgóorlu li mu mën moom ak njabootam ñooy bokk di fay luwaas. pour fay luwaas dara jàpp samay doom jàpp ñu boole fay association la rek xam nga kër goo gis association la da ngay jàpp sa njaboot jàpp ngeen boole lu ngeen am ngeen boole ko rek teg ko ci luwaas bi. denc ngir waajal jamono yi ci dundam mësul nekk ci xelu mère Khadijatou ndax moom moo ngi daw bés bu nekk ngir wut lum dundalee njabootam. biñ ciy toll mun woon a épargner ndax instant boobu dëkk bi metti na metti goo xam ne sa xel sax xalaatu loolu ndax booy épargner da ngay fekk ngay liggéey ci gouvernement ma ngay am ci gouvernement dara loo xam ne war nga am denc mais bu dee liggéey jaay di ci dund di ci dundal say njaboot di ci téye sa njaboot ba ñu mag munoo ci am dara loo épargner ndax da ngay fay luwaas di fay courant di fay ndox. fayum luwaas wéy di doon jafe-jafe ci famille yi nekk ci Sénégal donte jëloon nañ ci ay ndogal taxul jafe-jafe yi dakk. soxna Khady Diatou Diouf jaajëf moo demoon seeti borom kër yeeg payum luyaas gi ak dundu gu tar gi fi mu toll ci ay jafe-jafe la ngeen a ngi nii du nga ñàkk ngeen bàyyi ko xel tey jii la benn ci bànqaasu groupe E-Media SN am li nga xam si moo di lu jëm ci ñetteet baak léegi muy emedia.sn dañ ñëw léegi ci la xew ca Burkina Faso mooy tëj ci pàcc xabaar laata tàggat yaram waaye ñi ngi war a ànd ak soxna maam Seynabou Babou mi doon topp tey jii lii di ñetti at bànqaas bi nga xam si moo di emedia.sn bon benn ci kër gi ñetti at boobaak léegi liggéey bi macha allah lu toll ci ñaar fukki junni nangam ci ay articles yoo xam bi nanu ko baak léegi waaye tamit lu mat fukk ak nangam ci ay millions doomu adama yu ko daal di dugg foofee am fay xibaar emedia.sn léegi del wax dekkal dëgg site internet tasum xibaar gu jaar ci yoon ni ko yoon tënke muy éthique ak déontologie bi lu xuus ànd caak moom Seynabou Babou. pas-pas xarañteef mën li ñuy def loolu mooy mandargawu E-Media.sn bi nga xamante ni moo ngi màggal ñetti atam bi mu juddoo ba tey jii leen nag liggéey bu nekk loolu tax na ñu am fukk ak benn ci ay millions visiteurs lu ëpp ñaar fukki junni article ñu publié ci diiru ñetti at ak lu ëpp ñaar fukki junni visiteurs ñu leen di topp par bés mu nekk bilan bu am solo loolu. lu toll ci fukki millions ak ay nit. bu ñu leen tënkee lépp visité nañ site bi kon nga war a xam ne peut-être bon site bi am na solo ñi ci ñëw mais site bi tamit amal na solo ñi nga xam ne ni saa yu ñu xëyee balaa ñuy naan café sax wala balaa ñuy sëlmu sax xëy na peut-être bon ñu ubbi site bi seet lu site bi di wéyee ñooñu toll nañu ci presque 25 000 dina fluctuer entre 23 000 24 000 25 000. Sénégal nag bëri ay média ak loolu waaye E-Media.sn fexe na ba am place ci marché bi loolu tax na ba bokk ci site de référence yi ñuy nemmeeku ci dëkk bi. liggéeykat bu nekk li nga bëgg moom mooy ñu lay reconnaître ci liggéey bi ngay def bu fekkee tey ji E-Media ñu ngi koy citer comme site de référence comme si boo xam ne ku soxla information bu wóor information bu qualité di ci E-Media nga koy kii loolu rek fi tey ji booy lim site yi nga xamante ni def nañ fi ay 10 ans 15 ans 20 ans. en tout cas mënul lim 3-4 sites de référence fi Sénégal bon des sites de qualité je veux dire te boolewoo ci E-Media. ñu wane yoon bu yees si loole nag le rédacteur en chef di ñëwaat. li ma gis da nga xaw a démarqué mooy site bi mu ñëwee maanaam ñu fekkoon ñi nga xamante ñoo doon kii concurrence bi yëpp dañ gënoon uti seen kii ci ay buzz fait divers people même su fekkoon da nga def politique ak yenn kii si économie mais seen kii yëpp ñu accès woon ci buzz bi
mais E-Média bi ñëw nag di jël ci ñi ce qu'on considère comme les plus nobles mooy ci traitement de l'information économique, traitement de l'information politique, de l'information sportive. groupe E-Média fexe ba ñu ràññee ko ci li nga xamante ni moo di média fi Sénégal E-Média.sn nag fas yéenewul wàcc yoon yu mu jëm ay soppite yu bëri ñu koy xaar ci weer yi ñu jëm rawatina seen lancement plateforme bu bees biile bi ñu nar a amal ñaar fukki fan ci weeru novembre biile. maam Seydou Babou delluwaat ñaanal bànqaas boobu di E-Média.sn liggéey bi ak ni Pastef gi taxawee ñu wel ko noonu ngir gën a daf bànneexu askan wi leen di bàyyi xel ñaanal leen bu baax ñu gën a am réussite. jëndeen ko sànq ci boobu xibaar yi Burkina Faso tey la ubbi procès fatuk kii di Thomas Sankara ci atum 1987 la woon boo ko xayma fanweer ak ñetti at boobaak léegi lam waaye atte ba nu mu ubbee doon koo sax waxu dàq jamono ji tembe lu mu ci mën di doon ñaar fukki fan ak juróom la ñuy xaarandi ci weer wey ñëw ngir mën a xam fu ñu ca toll waaye jàpp leen ni Blaise Compaoré min tuumaal muy ndey mbilli gin jàpp ni moo songoon kii di Thomas Sankara faat ko moom du ñëw ci boobu lépp atte ndax mi ngi daw làqu ci beneen réew waaye kii di madame Sankara ñëw na moom kii di kon soxna soosule ne kon soxna Thomas Sankara ñëw na ci àtte bi ngir kon teewee ko daañu toppaat wàllu googu incha allah ca num gën a yar suñu correspondant mu ngi koy topp ca Burkina Faso ñu songee sport. ñu ci ànd ak Seeku Seydi Seeku maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëñ Cheikh. Alioune Cissé ginnaaw jógante fi ci Ndakaaru ñeenti bal ci benn diggante mag Namibie mi li mu bëgg mooy qualifié daax ndax jamono ji temb ñi ngi xaar ëllëg fi jógante. di ndam lu amoon solo ñeenti bal ci benn gaynde Sénégal gagné woon ko ñii di waa Namibie match retour bi ñu war koo amal ni ki suba bu 13h jotee jàpp match bu am solo jàpp na ni faaw rek ñu jëlee ci ndam ndax buñ ko gagné daañu daal di qualifié ci tour bu mujj jëm ci qualification coupe du monde Qatar 2022 daañu teewloo Aliou Cissé mi ngi yoon conférence de presse ginnaaw bu ñu yéegee foofu ca Johannesburg nga xamante ne fa la ñuy amalee jongante bi. Donc dans cette poule-là, dans ces éliminatoires-là, le meilleur scénario, c'est ce que vous venez de dire. scénario bi ñuy xaar ci match bi booy comme ni nga ko waxee mooy am ndam suñu diggante ak Namibie nga xam ne dañuy qualifié directement mën a rek waajal li nga xamante ne moo di Coupe d'Afrique des Nations bi loolee la ñuy bëgg ci jongante bi suñu diggante ak Namibie fii ci Afrique du Sud waaye du yomb ndax bu ngeen xoolee jongante bi nañ ko amalee fii ci Thiès ak bi ñuy xaar du bokk ndax ñoom dañuy bëgg rek am ndam seen diggante ak Sénégal loolu moo tax match bu métti lay doon waaye ñun nañu amalee pàcc bu njëkk bi foofee ca Thiès ci la ñuy wéy di ko amalee noonu donte ne amoon nañu ay jafe-jafe waaye dinañu jéem a seetu ñu def rek ba am ndam seen kaw mën see génn li ci ëpp solo bokk na ci mooy fraîcheur physique bi ndax ba ñu jógee Sénégal fii amuñu noppalu bu doy ñeneen ci jour yi nelawuñu lu doy loolu yaakaar naa dina am solo ci joŋante bi waaye li ñu bëgg rek mooy am ndam ba mën a noppalu. Nous réconforter sur notre ligne directrice, sur notre identité de jeu, sur nos principes de jeu. Alioune Cissé mooy tàggat équipe bi waaye gis nañ mën ko seetloo bari ki démb fii ci Thiès la woon bari woon na ay njuumte yu sunu gayn doon def di ay erreur alors c'est que loolu lan la ci Cissé nar a jël comme matuwaay. ñenn ñi jàpp ni problème de concentration la ñenn ñi jàpp ne ñàkkum waxtaan la ci seen biir di ay mbir yoo xamante ni mun na andi jafe-jafe gaynde yu Sénégal bu ñu tasee rek ak équipe bu mag loolu nag doon ay erreur yoo xamante ni war nañ ko mun a éviter mu sukkandiku ci Aliou Cissé mi tàggat gaynde yi moom sax jàpp na ni faaw rek ñu moytandi li ni mel bu ñu amee bëggee rek am yenn ni ay jéego yu am solo ci wàllum football bi ñu teewlu ko ba tey ci conférence de presse bi mu doon amal. La lecture de ce match-là, je crois pas que ce soit un problème mental, je crois que c'est plutôt un problème de... jàpp naa ni erreur yooyu nekkul lu ñuy wax lu jëm ci mental dama jàpp rek manque de concentration la loolu day am ci football li ko waral bokk na ci adversaire moom mooy ñu loolu ndax dafa ñëw ba suñuy camp ñu fa pressé loolee moo tax sax ñu def lu ñuy mel waaye ci du ñàkk ci football la lu ci mën di xew dañ ko war a sax jéem a joyanti bu ñuy defee jeu court yéen sax jéem a def jeu long ba risque yooyu du mën a jur ay but ci suñuy camp waaye lu ci mën di xew man jàpp naa ni lu ñuy liiree jeu bi ak nu ñuy taxawee ci terrain bi mooy ëpp solo ci jongante yu ni mel waaye bu ñuy wax sax waxu confiance bu ëpp dafa may xaw a jaaxal dañuy xoolaat lecture bi jéem a équilibré ñaari
équipe yi bu ñuy attaqué ak sax bu ñuy jéem a défendre maa ngi dégg sax entraîneur bu muy wax ni jogante bi moo naa mujjee ci ñeenti bal ci ñett wala sax ñett ci ñaar ma koy xamal rek ñun bu ñu dugal occasion yi ñu amoon yëpp jogante bi moo naa egg sax ba ci juróom-ñaari bal ak ñett wala sax ba yées. Des joueurs de passer à un film, à sortir le ballon pour un film peut-être de jouer un peu plus long. Sénégal Namibie sinon Namibie Sénégal suba lañ koy amal bu 13h jotee ca stade Orlando Stadium bu Johannesburg mu nekkee jongante retour ci ñaari équipe yooyu mu nekk lu ci rajo ci fàttali rek Côte d'Ivoire ni ki sànq daanaka jël na boppu poule D bi nga xamante ne am na ndam ci seen diggante ak Malawi ñaari ball ci benn tax na ñu daal di jël boppu raw gàdd boobule poule jongante bi nag tey lañ ko doon amal éléphants yi ñu ngi am fuñ toll nii fukki poñ. alors Seydi leneen ba tey soxal mbirum sunu gaynde yi ndax bu ñu xoolee ca Mauritanie ñoom fi ñu toll nii laata sunu gaynde yi sax ñu wax ca Mauritanie boobu ñu ko waxee sànq mais ñoom ñu ngi sant ak gërëm seenu entraîneur ndax jawale gu mu def. waaw moom dañ ko daal di dàkk mu nekk Corentin Martins moo nekkoon entraîneur bu Mauritanie depuis 2014 moom nag li gën a tax yokku ñu dàq ko mooy jafe-jafe gi nga xam te ne am nañ ko ngir qualifier coupe du monde ñoom dañ leen daal di éliminer match nul bi ñu def ak Tunisie ñaari ku nekk dugalul kenn dugalu sa morom tax na ñu daal di leen éliminer ci loolu nag tax na ñu daal di ko remercier moom Corentin Martins yi nga xamante ni ab doomi France la information bi nag fédération bi moo ko daal di joxe moom nag Corentin Martins itam jot na def ay jéego ci boppu fédération bi wala équipe boobee ndax demoon na ci Coupe d'Afrique 2019 mu qualifié leen ci bi nga xam te ne moom la ñu jëm ci bopp équipe bi nag am na ci 22 victoires 15 nuls ak 28 défaites ci ginnaaw bu mu ñëwee ci équipe bi ba tey. alors ñu jeexale ko ci sama dëkk ba Mbàkke ña ngay laaj ab stade ca gox ba lan fa doon liggéey ba ak léegi yéex gi daal fa ko tàkk jéggi na ko ne. seen président bu bees bi ak ñi muy àndal dañoo amaloon ne jàkkaarloo taskatu xibaar yi di xam ne rek ne liggéey bi dafay yéex ngeen ñu jeexal ko ñaari at ngi nii ñu ngi wax mbiru tabax stade Mbàkke boobee nag ñoom nag ñu jàpp ne mbir la moo xam te ne buñ jëluñ ci pas-pas amu ci ngir mu gaaw a jeex ñu ànd ceeg góor a ndatloo mu am ak nemmeeku ci liggéey ñi ñuy amal ci stade municipal bu Mbàkke ginnaaw ay at président bi ñu fal yees mu jiite avenir bu Mbàkke ay ñaawlu tekkaaru liggéey yi ñuy amal ci bërëb yooyu lee tax Mohamed Badiane joxoon baaraam ñi di kilifa yi ginnaaw ba muy artu entreprise bi ñu dëgg wàllum liggéeyu stade bu Mbàkke. lu ñu gis de moom vraiment doyuñu parce que nag bët bu rusul toj ñun sonn nañ club bii yàgg na mënuñu am feneen fu ñu fubale dañuy jóge ba Mbàkke di dem ba Diourbel di dem ba Bambey pour fubal yi te Mbàkke daanaka avenir mooy deuxième club de région bi c'est pas normal ñu fiy jóge dem dëkk di football yi promoteur bi yor stade liggéeyu stade bi dañu bëgg mu àggale liggéey bi dans le plus def délai parce que dëkk bi dañ ko soxla moom depuis presque une dizaine d'années terrain bi mi ngi fii demul dikkul te liggéey bi daf ko war def ni mu waree parce que daanaka li ñu ko waroon li ministère seqoon moom lépp def na ko su mënul nañu cacher marché bi jox ko keneen mu àggale ko parce que il n'est pas le seul entrepreneur dans ce pays. Il faut que les gens disent la vérité. Il faut respecter les populations de Mbacké. Il faut respecter les sportifs de Mbacké. ci noonee président bu avenir bu Mbacké ne du yam foofu it ginnaaw ba mu naree saisir ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yaram ginnaaw ba ñooñu lay doon xamle ubbi teg stade bu Mbacké. mënuñu chaque jour dama koy répéter chaque saison fii liñ buñ fubalul Bambey fubalu ji Diourbel loolu dafa war a dakk te ñun on va saisir les autorités dinañ bind ministère bi dinañ bind ñu war a bind ñëpp parce que lii dafa doy. parce que ku sañoon foofu da nga am say supporters. doomu Mbacké yi dañoo soxla di seetaan seen équipe. mais du ñëpp mën a paas dem fii ba Ndiaye dem fii ba Bambey di saran football te bu ñuy wax football dañuy wax le 12e homme supporter dañ ko soxla te bu dul loolu sax Mbacké dafa nekk dëkk bu war a am stade boppam yeneen dëkk yi nekk aux environs ëppale wuñ ñu dara promoteur bi di Mbaye Faye dafa war a def liggéeyam il doit faire son travail fii ñëw nañ fi ñetti ouvrier lañ fi fekk ñetti ouvrier fan la mën a jëmal stade bi gis ngeen fi police bi war a nekk ni mel ay ñaxa fi ne na def liggéeyam. ñu tabb ko yees président bu avenir bu Mbacké Mohamed Badiane ak équipe am mais seen xemmeemteef du leen lu dul sax ba indiwaat équipe Fagnon bu Bawol bile ci Ligue 1 bu championnat bu football bu Sénégal. élément Gora Ndatlo boobu moo ndar képp xibaaru tàggat yaram bi Chamake. jërëjëf Cheikhou Seydi ma gërëm la ñu daal di tëj pàcc sport.
sant itam gërëm ñu ànd ak ñun ci TV ci ngoon ak léegi li mu tëj xabaaru marax yi bàyyi leen laa total mu wéyandi Cheikh Hassana Fall ak i ganam mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf.